waaw jaajëf waay maa ngi ziar ñëpp waaye maa ngi ziar sama jigéen yi maa ngi ziar sama gaañ yi j'espère que ñëpp a ngi ci jàmm tey nag bon voilà def benn vidéo bu ndaw rek pour jéem a apporter donc notre pierre à l'édifice ndax tey Sénégal dañu toll foo xam ne c'est crucial c'est un moment crucial c'est un tournant en fait parce que tey bu ñu amee benn candidat bu mel ni Sonko vraiment nga xam ne amul benn complexe d'infériorité à l'égard de qui que ce soit surtout en l'occurrence l'Occident dañ ci war a jàpp ndax gëm na boppam gëm na ne Sénégal mën na dem da koo gëm moom li muy wax da koo gëm donc bu ñu amee ku mel noonu ñëpp dañ ci war a jàpp ku toog sa kër di seetaan ba Sonko rëcc ñu dinañu continuer di ndóol ñu ñuy mépriser à travers le monde ñu ñuy yërëm à travers le monde ñuy waraalu dëkk bu ne ñu dem fa di lu ñu am te je pense que nit ku nekk bu doon sa sago lépp lay ut ci koom-koom sa dëkk ngay toog am ko donc tey ñi nga xam ne tey ñun ñoo leen di dundal lépp lu ñu am ci ñun lañ koy jëlee ñooñu tey ñooñu gën a mépriser donc dafa am loo xam ne un moment donné foog ñu taxaw ku nekk jël responsabilité am ku nekk jël responsabilité am ndax tey man mënuma accepter te waruñu ko accepter nit ki bu lay dimbali di la jàppale ndonte sax ci anam yu muy amee anam yu ñaaw la mais war nga am le minimum de reconnaissance envers kooku nga xam ne moo lay jàppale moom moo tax nga nekk nga mel ni nga mel mais français yi lépp lu ñu am ñun la ñun Afrique te ñoom ñoo ñu gën a mépriser ci xeetu tubaab tey boo demee dans les pays anglo-saxons nga nekk nit ku ñuul mën nga am façon poste bu ne mën nga prétendre ci façon statut bu ne mais fii France ñoom dañoo jàpp ne nit ku ñuul à part way ak fecc waruñu ko xamee ci lépp lenn loo xam ne rek xelu doomu aadama da ciy meññ donc mépris boobu nga xam ne am nañ ko ci ñun ñàkk respect bi nga xam ne am nañ ko ci ñun ñàkk faale bi nga xam ne am nañ ko ci ñun tey dañoo am pour taxawu Sonko parce que gëm naa ne Sonko bis bu ñëwee au pouvoir bu yeboo Élysée Bercy Matignon bu yeboo ñu xoolaat seen bopp ndax la amoon c'est fini loolu dina jeex Sénégal donc damay ñaan yéen ñëpp sama siste yi sama gaañi ngir yàlla lillahi wa rasuli jàppaleen ci képp ku mën a jàppale Sonko ak noo ko mën a jàppalee baax na bu dee da nga ciy waxtaan autour de toi bu dee da ngay éveiller conscience bu fekkee da ngay jënd ay prospectus yaa xam noo ko mën a jàppalee baax na mais nañu jàppale Sonko ba sama gaa ñi nekk ci kaw la bëje suñu alal la bëje suñu pétrole la bëje suñu ressources naturelles di signé ay contrat wu TER yoo xam ne ay 1200 euros ay 1200 milliards ay train yu ñàkk fayda yoo xam ne yitteeluñu ba sama gaa yi xam ne ñun caaxaanuñu Sonko rek moo ñu ñor moo ñu tax a jóg képp ku gëm sa bopp na nga xam ne Sonko moo fi ne bis bu ñu rëccee musiba am gaa yi ñu ngi koy fexeel pexe bu ne ñu ngi koy jéem mais nañu xam ne ñun on veille la jeunesse veille ñëpp a ngi veiller bu yeboo loolu nañ ko dindi seen xel bu fekkee ne jàpp Sonko moo leen dese wala loolu la ñuy jéem a campagne nañu ko dindi seen xel ndax Sonko jeunesse bekk dar te ñoo ngi ci wetam tey suba ak gannaaw suba te kenn mënu koo tarafal kenn mënul tere falu Sonko kenn mënu koo tere falu ñoom ñëpp laa wax ñoom ñëpp d'A à Z ku ci dem face à Sonko dina la baat ci escorte boo xam ne ba ngay dee doo ko fàtte sondage yëpp yu ñuy def à travers les réseaux sociaux wane nañ ne Sonko du ci moroomu kenn ñun yàlla moo ñu baaxee donc chance bi ñu am aussi nañ ko exploiter bu ñu ko bàyyi mu jàll nañu xamal suñu gaañ yi ne ñoo ngi fi te ci ginnaaw Sonko la ñu ne waaw nañu sax def ay meeting avant campagne présidentielle bi nañ def ay meeting avant élection présidentielle du moins gars yi xam ne nekkuñu fi di taxawaalu waaw
dafa am ay détails yoo xam ne sax jarul dugg mais Sénégal la fa ne ñëpp xam nañ ko am na ay détails yoo xam ne jarul wax waaw man nekkuma fii di tudd turaki di wax naan diw moo def lii la fa ne ñun ñëpp gis nañ ko xam nañ ko donc à partir de là nañu jël suñuy matuwaay jël suñuy responsabilité xam ne suñu dëkk la suñuy avenir doom la suñuy avenir ay sët la suñu dignité la suñu dignité surtout suñu dignité tey boo gisee nit ku ñuul tey respecté wuñu boo gisee naar yi tey respecté wuñu man dama waxtaan ak benn naar ma ne ko yow mu ne ma je suis désolé par rapport ak racisme bu am envers les africains ci dëkku naar yi ma ne ko non racisme amul ma ne ko racisme amul ma ne ko xam la moo fi am mu ne ma ne ko mépris moo fi am ndax dañoo ndóol te képp ku ndóol ñu mépriser la ma ne ko waxuma benn dëkk ci àdduna bi foo xam ne les pauvres sont respectés nulle part ailleurs ma ne ko tey ay noirs américains bu ñu ñëwoon sa dëkk boobu romb la yow boo leen xoolee di nga xalaat leneen lu dul ay racisme waaw ma ne ko yow yaay am complexe bi yow bu la ay noirs américains romboon ndax xam nga ñoom fan lañ jógee ak fan la ñu bokk ma ne ko donc arrêtez racisme amul mépris moo am te mépris boobu pour mu dañ ñun ñooy am sunu fulla ak sunu fayda xeexal ko sunu bopp xeexal ko sunu bopp nguur du utukaayu xaalis nguur du utukaayu xaalis Sénégal am na loo xam ne jarul sax ñu la ko expliquer parce que bu ñu ko expliquer sax dafa mel ni yow sa bopp bi dara newu ci yéen ñëpp gis ngeen bu combat amee bu lamb amee mbër yi ñu ñuy gërëm man j'ai rien contre les lutteurs waaye dafa am loo xam ne mu ngi fi maa ngi gërëm Amadou Ba maa ngi gërëm diw maa ngi gërëm diw mais il faut arrêter yaa ngi gërëm kan koo xam ne yow yaa ko teg fi mu ne koo xam ne amul dara sa alal la yor loo ciy gërëm donc bu ñu demee nag bay gërëm c'est parce que am na lu xew am na lu ne ci gannaaw am na ay financement yu ne ci gannaaw mais ñooñu moom dañ leen sax comprendre ndax nit ku nekk sa niveau intellectuel fu mu yem foofu ngay xalaatee foofu ngay waxee donc ñooñu dañ leen di comprendre waaw man donc li may wax mooy le combat ne fait que commencer le combat ne fait que commencer Sonko dafa am lu wax lu am solo mu ne France bu yeboo mu xam ne moom il est là pour défendre les intérêts du Sénégal avant tout d'abord bu ko France nangoo xayrun bu ñu ko nanguwul nee na il n'hésitera pas une seule seconde à tourner le dos à la France comme Paul Kagame l'a fait te loolu mooy fulla loolu mooy fayda jaru ñëw ci ay contrat jaru ñëw ci franc CFA jaru ñëw ci leneen ñun ñëpp xam nañ lu xew ñëpp xam nañ lu xew tey fii ñëpp tout le monde a accès à l'information tey donc nañ ci jàpp nañu waxtaan ak suñu entourage nañu waxtaan ak suñuy parents nañu waxtaan ak man tubaab bi sax mi waxtaan ak ñoom tubaab bi damay waxtaan ak ñoom waaw dama leen naan bu yeboo ngeen pare am na luy xew Sénégal bu yeboo ngeen pare ndax seen gouvernement nu mu nekkee suñu dëkk yi Afrique loolu léegi mu jeex et c'est le début de la fin waaw c'est le début de la fin te dama koo gëm waaw man sama problème sax du ay Macky Sall ak ay ñooñu moom ñooñu seen temps jeex na man sama problème du ñooñu man sama problème mooy fii dëkk bii waaw man ñii ñooy sama problème ndax dañ cee war a jóg dafa am loo xam ne li ñu naan mbéjum kanam borom moo koy faja boppam waaw donc on est à fond derrière Ousmane Sonko gëm nañ ne Ousmane Sonko dina jàll ndax amul benn werante amul kenn ku ko mën a baat wala ku mën a def face à Ousmane Sonko donc yéen ñëpp maa ngi leen di woo ngeen jàpp ci ku nekk à sa façon mais jàppale leen Ousmane Sonko jàppale leen ko ndax kooku bu ñëwee rek réew mi changé wasalaam.